bi ndax ñoom itam ci lañ bokk donc tey fête du travail la ñuy waxtaane waaye ci côté informel bi incha allah. informel bi moom boo ko waxee da ngay dem ci ñi nga xam ne ñooy jaay ci mbedd mi da nga xam ne ñi nga xam ne ñooy jaay ci cantine yi ñi nga xam ne vraiment ñoom ñooy commerçant yeeg ñi nga xam ne dañuy jënd di jaayaat ñoom ñëpp. tout à fait comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne daal en général dañuy entreprendre te nga xam ne ñoom itam dañ leen war a bàyyi xel bu baax ndax nag ci économie Sénégal bi dañ ciy participer bu baax a baax. ci dalal bu njëkk Mouhamadou Kandji la ñuy dalal Mouhamadou Kandji di journaliste yiw yaru lool nekk ndoog ñun fi nga xam ne moom moo di ci iRadio ak iTélé salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Mouhamadou Kandji. micro Mouhamadou maa ngi lay nuyu te di la siyaare. maa ngi lay fay bu baax Boubacar di la nuyu di nuyu Imam Biram Pouy di nuyu également ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi si plateau bi mais nuyu également ñi nga xamante ni. ñu ngi ñuy teewlu fépp ci biir réew mi ci Sénégal ak itam ci bitim réew comme ni nga ko waxee sànq ITV c'est la télévision d'ici et d'ailleurs di am mbégte lool di jàkkaarloog ñoom ci iftar di seen programme Ramadan bi ñu taamu mais profito également souhaiter une très bonne fête ci ñi nga xamante ni ñooy travailleurs yëpp bu may wax bonne fête nag Boubacar damay wax travailleurs yi nga xamante ni ils n'ont pas de fête quand je parle ci ñooñu nga xamante ni ils n'ont pas de fête je pense à toutes ces braves femmes yi nga xamante ni tous les matins elles se lèvent de très bonne heure moo xam muy taw moo xam muy naaj moo xam muy ngelaw saa su ne ñun ñi nga xamante ni dañuy teel a xëy 4 heures du matin déjà ñu ngi ci yoon bi ñoom la ñuy romb ñu yor seen i panne yor li nga xamante ni mooy seen i liggéeyukaay jëm ci bërëb ba nga xamante ni fa la ñuy liggéeyee ñoom elles n'ont pas de fête donc man ma leen souhaiter bonne fête ci li nga xamante ni moo di fête des travailleurs wala fête du travail mais également tey ci li nga xamante ni moo di suñ dalal comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yu ITV ci chaque numéro bu iftar ñu dikkaat ak ñoom ci taarix wala ci mboor bi nga xamante ni moo di histoire bu Sénégal tey ñu war a waxtaanee la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal de 1776 alors ki ñu ciy dalal di jàngalekat nekk ci département histoire bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar di professeur Ibrahima Seck ñu koy nuyu bu baax te di la wax dalal jàmm ci iftar. jërëjëf monsieur Kandji jërëjëf ñu fi teew ñëpp ñoom DJ Boubs imam monsieur Ngagne Diagne madame Niass nee na ma sax moom sëtu Thierno Souleymane Baal boo waxee révolution Torodo Thierno Souleymane Baal la ñu war a njëkk tudd moo ko tabax moo ko lijjanti ba pare bàyyi leen ak nguur gi dem de continuer di xeex ak ñoo xam ne dañu daan noot avant Che Guevara avant Lénine y avait Thierno Souleymane Baal ñun école jàng nañu Che Guevara Lénine ak ñoom ñëpp mais Thierno Souleymane Baal ki ma njëkk xeex ñoo ñëpp mais kenn xamu ko. kenn xamu ko waaw ba si kanam. mu ngi doon waaw. Boubacar loolu introduction la. ci kanam incha allah dinañ ko yaatal ci biir dalal. introduction bi am na solo ndaxte école kat li ngi ñu jàngal mooy ñoom Lénine lañ ñu jàngal ñu ñoom Bonaparte jàngal ñu ñoom Che Guevara waaye ñun ñi nga xam ne ñooy suñuy figure yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo fii ñu daal di koy jéem a mettre dans l'oubli loolu yëpp daañu ci dellu soit looloo waral toogaayu iftar bi looloo waral taxawaayu iftar bi looloo waral histoire Alaaji Ngagne Diagne ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare di am mbégte loolu xol bu sedd di la dalal ci iftar. jërëjëf Seydou Boubacar di la ziar ci koor gi di la wax asalaamaaleykum di nuyu imam Pouy maa ngi koy nuyu bu baax moom it soxna Ndeye Marème professeur Seck ak ki nga xam ne mooy Mouhamadou Kandji ak soxna Abo mi nga xam ne moo uuf kër gi ndax li mu yor kër gi la waaw ndax li moo baax ci kër gi li mu yor nii mooy kër gi kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Boubacar de kontaan lool ci bésu tey bi nga xam ne dafa tombeek 1er mai muy loo xam ne ci Sénégal bés buñ ko sottalee rek dëkk bu ko sottal àdduna neex muy liggéey bi coono bi yëpp mi ngi foofu ma dégg léegi ci junju soxna Ndeye Marème wax ko ñooñu muy wax mooy ñiy jéem te dañ leen di seetaan Sénégal day seetaan kuy jéem. kenn du la taxaw. ñiy jéem dañ leen di seetaan. kenn du leen taxaw. kenn du leen taxaw te ñooñu ñoo yor Sénégal
dañ leen dul bàyyi xel dañuy seetaan kuy jéem te booy dimbali ki neex a dimbali mooy ki nga fekk muy jéem dara te loolu dañ ci war a bàyyi xel Seydou Boubacar ba ci kanam. ba ci kanam soxna Awa Djili ñoo ngi lay nuyu Mbacke Balaye sa mbaa yaa ngi am jàmm. El Hadj Bouba di ziar bu baax macha allah di ziar suñu invité yi yaa imam maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm ak macha allah di ko ñaanal mbooleem sunu njaboot nekk ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Mouhamed sant sama ñaari waajur ba mu bari maa ngi ziar xalifa général de Mouride mbooleem diine yi egg fa di leen sukk sama ñaari bati oom di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal macha allah ñu yàgg fi lool te wér ci barke Cheikhul Khadim di dem ba ci l'hôpital bi nga xamante ne saa suñu xëyee dañ loolu di ñu seetaan yàlla leen wér macha allah fëgg seeni bopp te bañ a tëral kenn dem ba ci kaso ba ci nga xamante ne waaye xat-xat yooyu natt yooyu ñu dal leen yal na yàlla ubbi leen ci jàmm seen pen oyof lool ñu dellu seen njaboot El Hadj Bouba tey nag imam ratim bu Gambia nee na mu ngi ñuy seetaan day topp ITV Thierno Mamaska macha allah ak Alaaji Ousmane Dia ñoom ñëpp dañuy teewlu macha allah di ñaanal yàlla télévision bi fa ngeen bëgg mu egg fa yàlla na ko yàlla eggale yaa rabbi moo am moo mën moom rek moo jara ñaan macha allah. jërëjëf yaay booy dañoo waroon a ubbee ki nga xam ne moom moo di Cheikh Sadibou Samb waaye it dina ñëw ci kanam tuuti incha allah Cheikh Sadibou Samb nga xam ne nag ñëpp dañ ko xam si tàggkatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci dellu siwaat ci kanam tuuti incha allah nga xam ne nag mi ngi yegg si léegi ci plateau bi doon suñu gan tey doon suñu artiste bi nga xam ni moom la ñu invité nga xam ne moo ñuy tàggal rasulullah ba fajar jot àndandoog Ndeye Mariam Gaye léegi-léegi dañuy dem ci li nga xam ne moom moo di le vif du sujet bi nga xam ne moom moo di li xew tey te dellu siwaat léegi-léegi kon à la régie ñu la dem xool sujet Ndeye Mariam Gaye te dellusiwaat léegi-léegi incha allah. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. marché Sandaga ay jaaykat di fi yëngu di fi daan seeni doole. fi ni mel daanaka cantine yëpp ubbi nañ commerçant client ku nekk di dox si lu ko soob. 1er mai di ab fête ñu jagleel ko liggéeykat yi ngir ñu gën a mën a addu ci seeni àq ak yelleef naka noonu seeni mébét Thierno Diané jàpp rek ni ñu faree ci marché Sandaga bokkuñ ci li ni mel. fête de travail moom ñi ko war a feetu man jàpp naa ne waa Sandaga bokkuñu ci parce que fii kenn nekk fii kuy travailler liggéeykat newut fii bu fekkente ne dëgg rek lu mu bëgg a dégg liggéeykat newut fii parce que ñi fi ne kenn xamul lu ñu def. parce que yow ñoo xamante ni da nga leen fekk ñuy daan seen doone nga yàq seenu marché même pas marché bi ban ko tojee ak léegi dañoo waxoon ne 24 mois lay diire te marché bi ban ko tojee léegi ça fait 9 mois jàpp 10 mois amul lenn loo xamante ni def nañ ko fi. yile commerçant jàpp rek ñu tàbbu ci seeni syndicat ngir ñu xeexal leen seen àq ak seeni yelleef doxaluñ benn yoon seeni liggéey. parce que ñun ñëpp ay membre lañu ci kii yooyu xëy na su ma nekkul inaa quoi maa ngi feneen mais jàpp naa ne wax dëgg yàlla Aziz sax ni mu ci taxawee jàpp naa bu fekkoon ci njëlbeen nga ñu bëree bëri defoon nañu loolu tey du ñu yegg si fii ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal te nga xam ne ñoom ñooy suñu kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy national mooy nañuy xeppiwaat seen i bët ñëw taxawaat askan bi ndax d'accord conteneur bu yu am problème ci problème ci douane am problème nga xeex ko baax na ceeb bu manqué nga xeex ko baax na xeex tamit li nga xamante ni tamit xëy na mooy droit yi nga xamante ni tamit moom la secteur bi war a am tamit yooyu yu baax la mais nag balaa nga naan am da nga fay nekk. buñ sukkandikoo si Moustapha Sall seen i mébét du dara lu dul seen bile bërëb ñu mën koo ñoŋal ngir ñu mën si dellu si waat. ñun benn itte rek la ñu am mooy sunu bërëbu liggéeyukaay nañu nu ko delloo ki nu ko mën a delloo nag mooy état te état moo taxawoon ne kat wax nañu ko li nga xam ne mooy jafe-jafe sànd gi jàpp na ko gëm na ko dana ko defaraat ci poosu boppam joxaat ko ñu fi nekkoon te duñu fay dërëm loolu ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy woot président de la république mu ñëw taxawu loolu dal koy defe bu munu bàyyee nag ak ay yenn sénégalais rek ñuy def lu ko neex ci sunu kaw benn sénégal rek moom moo am mooy bi nga xamante ni benn soxla lañ seq ñu war ko dox mu doon benn waaye bu fekkee ne daf ko bàyyi ak ñenn nit ñuy doxale neneen ni nga xamante ne méngoowul ak li nga xam ne moom mooy dox mën nañu rey ñeneen te su boobaa loolu tamit du andi luy defar. 1er mai di ab fête bu àdduna wërngal këpp di màggal
li ni mel di ab porox ndoll ngir liggéeykat yi gën a àdduwaat ci seeni mébét naka noonu seeni àq ak seeni yelleef fii ci Sénégal ñu fare ci secteur informel maanaam ñuy liggéeyal seeni bopp ñu bëri jàpp ne dañ leen beddi ci li ni mel. Le 1er mai di fête du travail ñu koy célébrer fépp ci àdduna bi waaye 1er mai bi tombeek mbas mi waaye tey dañu ko jël ci anglu li nga xam ni moom moo di informel Ndeye Marième Gueye. Tout à fait Boubacar mu tombe nag itam ñu nekk ci relance économique di wax ni dañoo war a gën a valoriser waat li nga xamante ni mooy secteur informel bi bokk itam ci artisanat nga dégg ni ko le président Macky Sall waxee ni daf ci yaakaar bu bëri ngir économie bu Sénégal gën a suqalikuwaat waaye nag bu ñuy wax emploi des jeunes tey ñu xam ni lii pàcc la bu am solo boo xamante ni lu mën a indi ay liggéey la ay xëy ci wàllum ndaw ñi muy entrepreneuriat donc lu ni mel suñu bëggee itam mu daal di ñoŋ il faut que rek ñu daal di gën a gestuwaat ñi nga xamante ni dañuy day yëngu ci secteur informel bi tey jii dégg nga ñoom ci seen ay ñaxtu bokk loolu ci ñu gën a ñoŋalaat seen bërëbu liggéeyukaay bi parce que tey jii ku waxoon Sandaga wax ni mu yàggee ak yenn bërëb yi nga xamante ni léeg-léeg du dëppoo ak jamono donc loolu bokk na ci seen ay ñaxtu waaye ñoom itam bëgg nañ ñu gën leen a gestuwaat donc buñ leen gestoo dina waral tey ji ñu gën a defaraat seen bërëbu liggéeyukaay ndaxte nag Boubacar bëri na tey Sénégal ñuy dégg ay marché yu lakk tey ji marché bi lakk na lu ko waral court circuit wala branchement yi moo baaxul jàppal ma jàpp damay am tey place ki ma dendal amul donc ma xëccal ko ci noo xamante ni teguñu ko ci benn yoon donc bu ñu gënee defaraat secteur bii nga xamante ni tey lépp fa lay tàmbalee te lépp fa lay mujjee muy commerce lépp loo am bay dunde gi ñuy wax boo bayee fa nga koy yóbbu nga jaay donc boo bëggee lekk itam fa ngay dem jënd ji donc secteur la boo xamante ni échange mu nga fa am partenariat donnant donc nga gis fa itam rendez-vous la du donner et du recevoir donc foofu war nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax juste pour fàttali pour téléspectateurs yi ñuy seetaan tey mooy feetu 1er mai nekk nag un long processus depuis 1886 ba tey ginnaaw syndicat ba nga xamante ni taxawaloon nañ ko ca Amérique xeex amoon fa mobilisation amoon fa manifestation amoon fa ba ay nit ñàkkoon ci seen bakkan waaye tey jii ñu di ko feetu ci àdduna wërngal këpp ci lu bëri ci ay dëkk ngir waxaat ñu defaraat bu baax a baax nekkinu liggéeykat yi ba mën a am li nga xamante ni mooy 8 heures de travail waaye nag loolu day nekk ci ñi nga xam ne Boubacar ñoo ne ci entreprise yi parce que bu fekkee yow da ngay daw dépense au jour le jour defe naa ni taloo am 8 heures de travail rek pour am 8 heures de loisir wala 8 heures de sommeil donc da ngay xool noo organiser woo pour mën a ñoŋal sa économie bu baax a baax. di secteur boo xam ni lépp loo xam ni da di activité dafa nekk au cœur de chaque activité amul activité bu ñuy def te informel bi nekkul ci biir yaa imam dafa mel ni doole ji doole yi suñu économie ci secteur informel la nekk. Très bien Boubacar Diallo di gërëm bu baax soxna Ndeye Mariama di ziar ñëpp ñu nekk ci plateau bi El Hadj Ngagne namoon nañ ko moom dafa tombeek Boubacar Diallo le 1er mai donc muy jour bi nga xamante ni moom la ñuy fêter travail boo xoolee Boubacar Sénégal bi ñu yeewoo secteur informel ñoom 97% la donc 97% mooy wane ni presque 100% donc Sénégal seulement 3% nañu considéré secteur formel. boo xoolee même ñi nga xam ne moom lay fonctionnaires de l'État dépassé wuñu 500 000 personnes donc ay 400 000 300 000 les variés ça dépend si période bi nga jël donc loo xamante ne matuñu 500 000 donc si 17 millions presque 16 et demi 97% kon nga jàngee ci kon ñiy gérer dépenses yi kër yi mooy ñi ñu jàppee informel kër yi ñiy gérer dépenses yi 97%. donc ñii fi ñuy xëyee mooy ñi nga xam ne ñooy taaba ñi nga xamante ni ñooy artisanat mooy le petit commerce ñooñu ñëpp instant bi Sénégal ñi koy gérer 97% ñooñu daneen jàppee informel moo tax damay laaj sax est-ce que duñu redéfinir les termes lan mooy informel ak lan mooy formel parce que bu demee ba li nga jàppee informel loolu mooy gérer ce pays ba ce pays di am croissance boo xam ne da nga reconnaître nañ ko parce que nga xamante mooy Banque mondiale FMI ñoom ñooy wax lan mooy li nga xamante ne informel donc pour moi war nañ redéfinir li nga xamante ne moom mooy loolu mais beneen point Boubacar dans l'ensemble d'une manière globale moom mooy wàllu liggéey parce que boo xoolee liggéey Boubacar dañu wax fête du travail maanaam jamono boo xamante nit ñi dañuy fête li nga xamante ne mooy liggéey est-ce que xam nga ne Boubacar ci islam maanaam ñam bi gën a dagan nit ki lekk mooy di nga di liggéey sa bopp. ñam bi gën a dagan nit lekk ko mooy liggéeyal sa bopp. liggéeyal sa bopp donc le salaire
donc ni ñu programmé doomu aadama mooy nit salaire moo ko war a dundal. maanaam nit. ñaqam moo ko war a dundal. voilà donc c' est ça le terme ñaq sax je préfère ñaq parce que yoon saa wax na benn xadis mu ne na nga fay nit ki bu paree liggéeyam laataa ñaqam di fer. parce que foofu yaa ngi sóor ko ndeke dana sóor ñëpp ñoo war a mën a taaba seen dund. bañ tënk wutum liggéey ci maanaam ay diplôme. maanaam nit ku nekk gis nga keroog Oustaz Alioune Sall mi expliqué yoon saa salaam ñi ñëwoon yaakaar danoo ñàkk bay yalwaan mu créé leen emploi nan dem taxañi parce que jamono yooyu loolu moo doon valable moo tax parfois inspiration la mais ñi ngay gis ñëpp ñu naan la le secteur informel ñu nekk ay multimilliardaires bay gérer des gens formels ñoo xam ne ay maîtrisards nan dem ci université gën a mag bu ñu xëyee di xëyal ñu ni jàpp ay informel mais il fallait que ñu am ay inspiration yu pointu kon moo tax li nit ñi war a comprendre Boubacar Diallo mooy xëy maanaam ci islam c'est très important yéen saa neewoon na loxo bi nga xamante ne moo nekk ci suuf loxo bi ci kaw moo ko gën maanaam yow miy fay salaire yow employeur bi yaa gën ki nga xam mooy employé yi loolu islam la yow mi créé sa entreprise di fay keneen yow miy fay yaa leen gën kooku yéen saa sa moo ko jàngale moo tax yéen saa sa la moom mujj gi très tôt dafa teel a créer ay conditions moom di gérer boppam à l'âge de 17 ans 17 ans mu xool ay famille am dana ñàkk moom mu dem di taaba ji bu ñëwee ngoon di joxe dépense macha allah donc loolu moo ko boole Khadija donc pour man jeunes yi ni gën a inspiré wu mooy formel ou informel comme ni ko nee mën a waxee l'essence ci islam mooy da ngay xëy fàggu lu dagan di ko dundalee sa njaboot est-ce que xam nga booba fi laay tëjee mooy nit ki wax bi am na solo de fàggu lu dagan mooy di ci dund di ci dundal sa njaboot fàggu ci lu dagan voilà mooy kasbul xalaal mooy fàggu lu dagan est-ce que xam nga ne booba nit ki bu fàggoo lu xaram maanaam bu fàggoo lu daganul moo xam dafa dóor da nga naan gars yi dóor ko rek bàyyi mu sedd xoolal jaaral ci kawam est-ce que xam nga booy liggéeyee noonu yoon saa sam ne nit ki buy ñaan yàlla yàlla du nangu ñaanam mu ne naka lay nit ki di tàllalee loxoom di ñaan yàlla fekk li mu sol li ma ko amee daganul fi mu dëkk li ma ko amee daganul mu naan yaa rab mu ne fa annaa yustajaabu la naka lay yàlla nangoo ñaanu koo xamante ni il est dans l'environnement illicite lépp lu mu fàggu amin mu baaxul kon moo tax li ndey ma indi baax na itam mi ngi tere yenn saa sa mu ne ñi nga xamante ni bokk na ci mandargay naafiq yi nga xam ne seen jaay parce que dafa bari ci secteur informel mooy dañuy waat yeneen tamit nee na képp wax buy jaay day waat mooy ko mandarga naafiq la naan la Boubacar vraiment lii du ma si génn de wallaay du baax wallaay lii 200 rek laa ci kii alors boo insisté mu jaay la ko 100 francs da ngay gis nit ngay liggéeyantee ak moom moo waat di waat ba nga tiit mais boo insisté mu jaay la ko yenn saa ne képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo waat pour convaincre loolu mandarga naafiq la macha allah macha allah imam soxna Awa Djili tey ñu ngi woon ci secteur informel ndax ñoom sax tal na ñoom feet ndax ñoom dinañu ko yëg ndax dinañu yëg ni fête du travail am na ndax conditions yi nga xam ne moom lañ nekkee di xëy suba di jaay nekk ci dem ñii dem wuti jën ñii nekk seeraas ñii nekk ci marché yi ñii di taaba ku ne di nekk ndax ñoom dina yëg nañu fête. waaw El Hadj Bouba sa xam nga ne tey koo dab ci yoon wi introsé ko sax ndax fête am na tey danaan ban fête la. waaw boo ko waxee mu ne la feetu lan la. boo ne ko feetu ñii daan doole ñuy liggéey ñu ne yëguñu ko. koo ci laaj mu ne dëkk bi dafa métti. dëkk bi dafa métti fi mu nekk nii cin li fu nekk lay baxee nag nit ñi wax la ko ñàkk la ko wax fu nekk lay baxee waaye nag dañuy sant yàlla ndax El Hadj Bouba at boo xëyee bu dellu see nga fekkee la nga fekke woon sant yàlla. xam nga jàmbat bu li nga fekkee ngay jàmbat waaye la nga fekkewul jàmbatoo ko. xam nga fekkee waral jàmbat bari. waaye ñun jullit yi ñun jaamu yàlla yi suba guñ xëyee dañoo war a sant yàlla parce que yàlla tamit dani dee leen ma sant ma di leen dolli ndax fi mu nekk nii gis nga ñun ñii saa suñu xëyee ci jàmbat lañ dëkk réew mi neexut réew mi dafa def ni tey lii tey laa xamuñu ne tey feet la xamuñu ne tey du feet mais dañ koo fekkee rek am na ñoo xamante ne buñ ko fekkee woon wóor na Sëñ Tuubaa jàmbat duñ ko def kon fekkee waral jàmbat bari kon li jara sant yàlla daa bari suba goo xëyee na nga sant ma tëj ak informel bi doole ji nga xam ne moom la am te dëgg-dëgg léeg-léeg dañuy yaakaar ni dañ leen di seetaan kenn taxawu leen. li gën a barkeel ci réew mi moom la ñu delloo ginnaaw moom la ñu doyoo dal li gën a am barke Sénégal loolu la doyoo dal féetale ko ginnaaw. loolu la faalewul dañ ko juutal. mooy sunu coono gi. looloo indi suñu coono gi mooy sunu coono 97% ci imam li mu wax. ñooñu bu ñu leen faalewul nee naa la ki ñu mën a wutal liggéey ki neex a wutal liggéey mooy kii jéem te ñoom dañuy jéem ñi ngi jéem dara xëy suba am fu ñu wutali te bi ngay dem kat yoroo dara
te bu tàkk sa njàmbaarte tax nga xëy suba ba ngoon nekk ci. te bu tàkku saanee nga bëgg a delloo dara kër ga. booy xool Seydina Muhammad gën ji mbindeef ci loolu la wakkiru ci ñaqam ci di ko wuti ci di ko yaakaar yi loolu mooy ànd ak sunu borom xëy di wuti ànd ak sunu borom réew mi bu ñu bëggee mu dox nañu xool secteur boobu ñuy wax informel di ko gaafal di ko gàkkal ñu rectifier ko wane ngeen fi sànq koo xam ne kii modèle la Daouda Sarr benn lii la commencé. lunette di jaay ay lunette ci benn lunette. tey lunette boo sol ci Sénégal moom moo importe 75% yi. wane nañ ko léegi Ndeye Marème wax naa ak moom léegi mi ngi Daouda Sarr mii. kon nga xam ne yow xam nga ko foofu sama ruq la. sa ruq la. waaw kon Ndeye Marème juumul wane ko moom. pour nguur gi xam ne ay xale ngi fi di tedd commencé ci zéro mën nañ ci lem ay kilifa yu bari yoo xam. dëgg la. te Sandaga googu lañ daan taxaw yoo xam nga leen. dëgg la boo indee wayu ndongoloo bi mën nga cee seppe ay kilifa. dëgg la ñoo xam ne ci benn t-shirt la ñu commencé. mais xam naa sax ñu doon Siras. ci Siras. Siras ba tey jii nii. ñoo moom genn wàllu Sandaga. immeuble yu bari ñoo ko moom tax yi nekk Ndakaaru yëpp te Siras la ñu commencé. ñoo ko moom ba pare nag di créer ay usine ay société di ci employé ay nit. dëgg la te coow li bariwul. kon loolu nañ ko rectifier nañ leen defaraatal barab yi nga xam ne fa la ñuy daane seen doole. Mor Mati Sarr a ngi noonu ci angle ba. waa góor gi gis nga góor gi. Kanji frère a ngi noonu ca angle ba keneen noonu. waa kër Serigne Mboup. dëgg la.